doomam yàlla na fi yàgg yal na yàlla def ci Sénégal jàng Ablaye Wade mi président di président boo xam ne adduna bépp bëgg nañu ko maa ngi ñaan aw fanam gudd man Oustaz Seck réew ñu ma ne bis ñu ne Ablaye Wade jeexal na man ma takk sama bagage yéen dëkk bi dootuma fi nga xam naa ne musiba ngi ñëw yal na yàlla defal ngeen ak yërmande amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. xajuma ci état bi masta di xajak ci ay petites yu doog a jóg bëgg a siiw par force en 4 mois ñu rang ay place APR ba sonn amuñu place 2 semaines avant problème am première quinzaine avant 18 août am na ñoo xam ne ñu ngi doon wut a nekk chargé de communication à l'APR à Paris ñooñu ñooy yónni ay nit tey di ma sosal ay ni jël naa ay xaalis Paris jël naa ay xaalis yu jógee Sénégal man képp ku yow benn centime buñ ma yónnee pour Assane Diouf na nga génne kayit yi dugal ko ci journaux yi man dinaa ko dugal sama journal sama bi ma ubbi sama site web man jubbanti.com dinaa leen ko fa dugalal parce que foofu fen la ñuy xeex moo tax mu sos jaay doole la ñuy xeex moo tax mu sos na ngeen bàyyi li ngeen nekkee yaa ngeen di tojal te xamu leen ko man ku ma laal tojal billaay wallaay talaaxi ku ma laal tojal loolu dama leen koy wax na ngeen seetlu nag fii ba li des ci kanam ay ci musiba rek tooxi doona première fois ngeen waw ma première fois ngeen gis gàcce gi leen dal ma koy wax mu leer nañ man kenn woowu ma di ma tàggoo action bu ñuy defi Tivaouane na leera man duma partager ay fen ma ni kenn woowu ma di ma tàggu action bu ñuy def Tivaouane déggowuma ci kenn woowu ma dama jékki-jékki gis sama frère yëgle ni dafay woote Tivaouane man ma jàpp ci comme ni ma ci doon jàppee donc man su doon dama doon lijjanti loolu dinaa woo bëkk néegu waa Tivaouane ne leen damay ñaan ndigal man damay ne man diw damay ñaan ndigal ngeen may ma dem bokk ci bale ñiy bale sëkk yi parce que du man dama xolal Sénégal laa juddoo jàngee Sénégal xam société sénégalaise du muy doxee du ma jóg rek ne maa ngi dem bale sëkk damay tàggu ñaan ndigal defuñu ko nag gàcce googu humiliation boobu man Françoise Hélène Gaye dugguma ci parce que bu ma ci duggoon dinaa ko dox mu rafet comme leneen la ma dox lépp nu mu rafetee bu ma kenn boole ci ay musiba parce que man fu am musiba di am sax duma ko fekkee wallaay la azim boo leen xoolee début ba fin lépp lu dul baax yàlla duma ci boole man loolu parce que sama xol la ma yàlla di fay mbiru Tivaouane boobu su ma ko doxoon day sotti boolewuñu ma ci dañ koo def coup derrière le dos moo tax mu nekk coup derrière le dos tam jeex na tàkk léegi dama leen di wax benn affaire moo am réseaux sociaux yi ku ma ci attaqué da ngay daanu parce que man ci dëgg lay dox du ma dox ci caaxaan du ma dox ci fen du ma dox ci naafékk fenkat yi nag ñooy wër di dajale seeni duul di dajale di wax ni Françoise Hélène Gaye lii Françoise Hélène Gaye la nekk ci ñoom yëpp ñu bëgg ko teg sama kaw waaye doo leen gis ku nekk ci dëgg ngay daanu ñay daan xoolal benn par benn xool leen début ba tey benn par benn te damay wax toujours bàyyi naa leen ak yàlla coow li yëpp il faut ma wax tontuwuma de damay dugg sama thème léegi dugal ay victimes mais loolu dafa am leeral yoo xam ne il faut ñu koy def jaxase nañ ma nag ak ay nit waaye damay toog rek parce que sama xol dafa set sama esprit lu bon du ci dox waaye ku ma attaqué ma song la ku ma jéem a song su ma la songee nga xam ne maa la ëpp doole wallaay la azim réseaux sociaux yi ñi ma ci ëpp doole bariwul loolu état bi sax xam na ko parce que bu ñu leen di jox xaalis da leen ne dem leen attaqué ji Françoise Hélène Gaye bu ñu leen di jox xaalis du kenn la ñuy santaane dem leen xeex ak moom man dong ngeen di gis ay nit di toog di ma liveal du matin au soir ay nit di bind di def ay vidéo di nëbbatu man kuy def vidéo ci man doo nekk journaliste d'investigation de doo nekk nit njaay dangay làkkatu mu ñuul kukk nga changé sa baat di doog a wax dangay soppi sa baat nëbb sa kanam soog a wax parce que xam nga ni moos duma dalee ci kaw nga ñu tëj la te xoolal benn par benn laa la wax man dama patient man maag muus ñoo yem muus xam nga dañoo ne jigéen da nga war a am jikko muus man mën naa toog 10 ans di xaar nit maay toog lii dossier yi benn par benn daa la wax naa dem Sénégal lijjanti benn par benn maa la ëpp doole fuuf yow Patrice Sané xam nga lu tax ma neex Patrice Sané neex ma dafa bokk ci Macky Sall mu assumé ko
Patrice Sané dafa bokk ci Macky Sall assumer ko te dafay taxaw xeex ak ñun mais dans la dignité et dans le respect de même que Zap Lam Toro kooku nekk na sax sama frère te ci Macky la bokk waaye li may gën a soof xam nga mooy lan mooy ña nga xam ne dañooy ne man bokkuma ci Macky opposition la te dañuy dugg ci biir ñu jox leen xaalis ñu wëlbatiku di xeex ñiy xeex contre Macky Sall boobu mooy bi bon bi ak ña nga xam ni dañoo xëy suba teel gis nit taxaw ñu ne sama traite jot na déedéet man kenn du ma takkal aw ma jotu taal tegal kenn live pour l'instant laa wax de parce que jombu ma ko nag jombalu ma ko sama bopp bu ñu fa yeggee même bu dee dinaa may ñenn ñi buzz parce que ku ma tudd nga am buzz waaye nag dinañ toll foo xam ne dinaa tudd ay nit wax leen ay preuve parce que du ma wax waxu caaxaan defuma ko ba may xale du ma ko def léegi ba ma nekkee sur la pente descendante comme on dit na ngeen ma bàyyi parce que xajuma ci yéen wallaay la azim seeni complot ci suuf laa génnee da ngeen ma doon complot ci suuf ma dem unfrein leen bloqué wu ma ci kenn de nit ñi dañoo mën fen am na ay audio dinaa leen ko mës a tegal am na audio yoo xam ne dinaa leen ko mës a tegal parce que lu ñu def ñu indil ma ko lu ñu def ñu jottali ma la koo xam ne moo la ëpp mbokk mënoo koo jëw noppalu leen réseaux sociaux yi ñëwuma ci 2011 ñëwuma ci 2017 2011 2010 2011 laa fi nekk chaque jour créer samay réseau loo leen def suba ba jant soo ñu jottali ma ko xanaa foofu la war a jeex du ma prononcer tout waaye man yàlla moo leen di fajal benn par benn man képp ku ma tooñ parce que ñëpp may tooñ ñëpp ma tooñ am nañu sos ni dama xuloog ñoom pour mun a gëmloo nit ñi kaw dañ ma war a teg de côté parce que dama xuloog ñoom xam nga xuloo nga sos ni danga xuloog nit pour mën koo indil problème ñu ne moom de xuloo nag ñëpp kon kii danga ko war a bàyyi loolu laa dund man temps yi ay nit ñu ma xuloolul tuddawul waxuñu sax ñaari moom c'est-à-dire Françoise na nga def ma ni maaleykum salaam waxuñu ko de ñu jóg wër àddina bi ne xuloo naag diw xuloo naag nit sama liste d'amis nag maa ko moom partagez la vidéo sama liste d'amis maa ko moom ku ma gis ni nekkoo xarit sa xol leerul ci man dama la ciy génnee pour lan may tëye ay nit ñoo xam ni dañuy taxaw pour di xool li may def du matin au soir pour xool nuñ may daanelee lu ma leen di doyee su ku ma neexul ku ma doyul dama lay génne sama liste d'amis signé wu ma kenn contrat que ni man Françoise Hélène Gaye damay bokk ak yow liste d'amis par force damay waxanteeg yow par force bu ma gisee ni bokkuñu valeur Yelli Fall la ngi ne du ma ko tuddan du ma waxanteeg moom chaque jour mais ça fait des années mu ngi sama liste d'amis mais Yelli Fall dafa dëggu man ku dëggul doo toog sama liste d'amis wallaay la azim xanaa ma bañ la seetlu te nag may wax ñi nga xam ne dañ leen yónni que live bi moom dafa neex parce que bloqué rek non Patrice Sané man damaa ne Facebook li gën a neex ci Facebook mooy fonctionnalité bloqué boo ma fenalee ma bloqué la bu ma gisee nga nekk naa fekk dam lay bloqué bu ma gisee xamoo fi may waxee amoo jotu wax ci samay mbir nu muy déglu ma ba xam lan lay wax te dangay jóg di ma tuumaal ma bloqué la léegi nag mbokk yi loolu mooy li am duma sosal nit duma fenal nit duma dugg ci mbiru nit waaye buñ ma signalé nit ñu wax ma déet diw moytul lii a ngi lii ci nit kii duma la gëm de man buñ ma waxee du tax ma bàyyi nit damay toog di seetlu ba ma gis nag bés bu ma gisee lu nuroog liñ may wax ci yow ci lay dem gëstu la loolu lay def dama lay gëstu mu wóor ma nag est-ce que kon aw nekkuma en danger te su ma gisee ci yow li tax lañ ma doon wax damay leeral setal sama der parce que man damaa weex donc je suis blanche de plume su ma fi nekkee tey am benn partager leen vidéo bi bu scandale amee suba li ma tabax yëpp dinañ ko yàq parce que dama tabax crédibilité boobu dañuy ne mook diw a doon ànd di arnaquer mook diw ñoo doon ànd di defar t-shirt di jaay man defewuma t-shirt jaayuma t-shirt yëguma defar t-shirt encaissé wu ma xaalis t-shirt na leer benn deuxièmement man santuma kenn yónnee ma xaalis pour association wala pour lenn parce que dama xam ni association mën nañ la ci tëj kaso bés bu ma defee association bay laaj nit cotisation dañ koy def en ligne Massamba bu dugalee $20 ku dugg ci site bi gis $20 yi Mademba bu dugalee $5 koo dugg ci site bi da ngay gis $5 waaye ay t-shirt yu ñuy jaay ci suuf
ay wax yu ñuy wax ay li yu ñuy lijjanti suuf doo xam ñaata t-shirt la ñu def doo xam ñaata t-shirt la ñu jaay doo xam ñaata t-shirt la ñu jaayee $10 doo xam ñaata t-shirt la ñu jaayee $20 ñuy wax ñu may dégg nag ni que am na ku jóge Sénégal ku nekk Sénégal ku ma yónnee man Françoise Hélène Gaye xaalis man 1 franc encaissé wu ma ko ba ma toogee di live ba tey ci qui que ce soit ci benn fundraising bi ma doon def fundraising bi ma doon def dem ko def te yàlla tax utuma ci 1 franc dem ko def spontanément def ko ci site bi tudd GoFundMe mooy site bi nga xam ne Sénégal Amérique yépp fa la ñu wutalee seeni ni ku am problème xaalis ma def ko ñu signaler ko ñu daaneel ko mu métti ma defaraat ñu daaneel ko bloqué ma ci site boobu yàqal nañ ma parce que ëllëg mënoon naa ko soxla pour def lu am solo Sénégal mais dootuma ko jot mënutuma def dara ci site boobu donc xaalis ba ñu ca defoon te xoolal war nañu xam ni ko doole yemul man dama def GoFundMe xoolal en 2 heures de temps GoFundMe daf ma bind ne ma xaalis ni ngay jotee xaalis dafa ëpp donc dañ koy def yow chaque heure lañ lay defal report au lieu mu nekk report kii quotidien parce que GoFundMe da koy def report chaque semaine GoFundMe ne ma yow chaque heure lañ lay defal report tellement xaalis bi dafa doon dugg parce que man Françoise Hélène Gaye maa doon laaj ci xaalis ba ma arrêté man laaj ci xaalis am na ñoo xam ne dañoo banque seen loxo billaay walaay talaahi sur ma très sainte communion am na ñoo xam ni dañoo ne man bu doon yow yaay jot xaalis ma yónnee mais comme ay man ñuy jox xaalis xamuma leen du ma joxe sama xaalis mais bu dee yow la pare naa ba joxe ba $500 ba la $1000 parce que xam naa ni jub nga ma ni ko du ma jël xaalis sama xarit Rokhaya Diaw mu ngi Paris dafay yónnee xaalis ci fundraising boobu ma ni ko bu ma ko jox mu woo ma ni ko yónnee ko kañu wax ni moom la ñuy jox xaalis bi New York bu mu ma laal du ma jege am na ñetti nit ñu ma xam ñi yónnee ay $200 ñi yónnee ay $500 kenn ci ñoom bañ ma wooy dama leen ne yónnee leen ko ca kooka kon man wutuma xaalis koy bañ ay $500 ay $200 ay $250 dina fayee ko ay $10 ak $20 di ci xëccoo di wuti ay $10 ak $20 am na loo xam ni man xajuma ci man génnuma Sénégal parce que dama fa mënut a tekki Patrice Sané loolu mun nga leen ko wax dama am numéro matricule nekk fonctionnaire hiérarchie A1 muy hiérarchie bi gën a mag Sénégal donc ay dërëmantu yi nekkuma ci parce que bu ma tumuranke ma dellu Sénégal sama xam-xam may ma ay millions te moom laa doon liggéey ba ma nekkee Sénégal avant ma génn dem di sëyi il faut que ngeen arrêté di ma wax seen waxu dof yi parce que c'est pas mon genre et je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour le peuple sénégalais. Arrêtez de me mettre dans vos querelles de concierge. Ça, c'est des querelles de concierge. Ku bëgg façon yooyu da ngay dem robinet bagarre. Man ba may dem robinet sax du ma xeex. Ndax comme ñëw di ma indil problème dama lay ba. Man loolu ba ma nekkee xale ba tey ku ñëw di ma indil problème. Xoolal gis nga ni ma lay bloqué Facebook. Da ngay nekk taxaw sama kanam waaye day mel ni xob la ñu teg sama kanam noonu laay bàyyee nit. Donc man ñama màggandool Anna Correa Furtado est-ce que mus nañ ma atte may xeex est-ce que mus nañ may atte ci mbiru xaalis est-ce que mun nañ ma atte ak ñoo bëri samay collègues est-ce que mus nañ ma atte ci xaalis est-ce que mus nañ ma dégg ci xaalis man kenn du ma jaxasee doomu aadama du ma sàcc du ma jël alalu jàmbur du ma taxawaalu du ma jàppale escroc yaa ngi dégg ak yeneen nag yoo xam ne ñu ngi nii sama kanam sànq lay waxtaan ak Babacar Touré bu bés bu duggatee ci live bi dina leen leeral nan la ñëwee ci live bi dafa ñëw ci live bi ma koy leeralaat ñu wax ba ci feewu live bi boo leen seetee ci feewu live bi la pare ci dossier Birima Mangara Maniko non c'est des concierges querelle de concierge Ousmane may ma yeggali phrase bi ma jox la parole donc Birima Mangara dossier am la ñu doon traité parce que waajooju noonu journaliste d'investigation bi daf ci def Ousmane reste en ligne d'accord mon frère ok tu es dans le direct yow comme laaluma xaalis gisuma xaalis te mu cité woon ma ci enquête am wax Françoise Hélène Gaye dama bëggoon sama der set ëllëg
duma xaar ba ëllëg ñu naan moonte invité woon na ko waaye dafa def impasse ci dossier boobu su ma invité woon Birima Mangara mu wax kii waa ji mu wax ci Birima Mangara ba mu pare après man waxuma dara ci dossier boobu ñu ne waa dafa am lu muy nëbb moo tax moom daf cee takk moo tax waxu ci mais dama ciy wax parce que tudd nañ ci sama tur léegi nag kuñ si tudd sa tur ngay jëfu ak daanu gàngiri sa affaire la parce que man damay setal sama der laalu ma xaalis xaw ma fu xaalis dugg dama koy leeral Babacar Touré dafa ñëw toog wax comme tuddoon na ma setal sama der ku ñu ci wax loo xam ne te du noonu nga dem tribunal nga porté nan la ko Youssou di waxee porter presse demal tribunal man sama plateau c'est ouvert à kuy wax dëgg kuy dox dëgg kuy doxal Sénégal plateau bi tu es le bienvenu boo fi ñëwee du am question boo xam ne nag sens interdit la même bu dee man la concerné dañ koy wax ñu toj ko ma wax sama mun naa defaan am naa gémmiñ mun naa defaan sama bopp te gis nga li ma déployé nii ci énergie ma leen koy wax yéen ñi nekk ci suuf di ma seetaan di wër di fen di duul di dajale laa wax de da ngeen di duul di dajale li ngeen may gis li ma def 1 millième la ci li ma capable 1 millième laa la wax de ci li ma capable du ne ngeen man damaa aay ba fi mu ne ni mën naa sax yëkkati Macky Sall te Macky Sall du yëg ne ñëw ba ci palem génne ko fa dama ne Ousmane maa ngi lay jox la parole. yaa ma sœur. waaye ok ma sœur maa ngi lay nuyu bu baax a baax ah di kontaan de sa. non meruma Assane Diagne meruma ak maa kontaan parce que man yàlla moo may sàmm yàlla moo may sàmm. bon dafa am ñaar. yàlla moo may sàmm yu lay posé. ma sœur. oui. Françoise Hélène Gaye man la Ousmane ñaari question rek laa lay posé. François yow chrétien nga n'est-ce pas chrétien. 200%. nga gëm Jésus-Christ. yes of course. man sa rakk partagez leen vidéo bi. yow tu es mon frère yow dafa tu es mon frère. loolu ñëpp xam nañ ko. partagez leen vidéo bi mbokk yi. ma bëgg la sama xol nga bëgg ma. loolu dëgg la nëbbutuma. loolu dëgg la. adduna bi yëpp xam na ko panel yëpp xam nañ ne man sama sœur nga dama la bëgg sama xol. dëgg la loolu dëgg la partagez leen vidéo bi mbokk yi. na ko ñëpp dégg dara du tax ma bàyyi la. man benn yoon man ciment la benn yoon lay sëy. voilà donc dara du tax ma bàyyi la Françoise dama la bëgg sama xol mais bëgguma nga am ay noon bëgguma nga noonoo ak say rak wala ak say mag ay sénégalais tu vois donc man lu may daw mooy seytaane dugg sa diggante ak say rak man je vais être. Ousmane. damay franc. Ousmane yow yaa ma gën a ñëpp parce que yow ba muy metti ñu yóbbu Assane Sénégal yow yaa def ay WhatsApp groupe WhatsApp ñëpp dugg ci nga jàppale ko adduna yëpp gis ko loolu bu loo ko fayul yàlla dina la ko fay kon c'est la vérité mais bugguma aussi nit dugg sa diggante ak sa rakk joor parce que instant bi seytaane mu ngi ñëw te loolu bugguma ko mu neex mu naqari maag yow dara muy ñu taxale lu tax ma bala yow yaa ma koy def dëgg la man tey du ma dugg ci ay thème du ma dugg ci dara man damaa bëgg jàmm bëgg jàmm waa panel bi ñëpp nañu xam ne nañu jéem a ritaxante diggante bi ma ni partagé leen vidéo bi le monde entier le sait bi muy metti yow kese yaa génn def ay WhatsApp groupe WhatsApp ni jàppale Assane Diouf mu neex mu naqari yow la ku mu neex ku mu naqari ku créé groupe WhatsApp yow yaa tax mu créé ko ku def live yow yaa tax mu def ko il faut ñu reconnaître loolu te man suma sœur nga dara du tax ma bala li tax ma lay ba yow yaa ma koy won dëgg la te man xam naa yow yaay kan dañuy wax en man ak yow dëgg la comprendre nga mais am nga ñu xam yow yaay kan koo xamul daal ne ko na ngeen bàyyi di gis nit mu néewal boppam rek ngeen bëgg ko def seen serpillère wala seen escalier non man duma escalier kenn ku bëgg xoolal ku bëgg akara da ngay ñeme kaani nañu ñeme coono man dama nekk si coono depuis 2011 moo tax ma am présence bi ma am ci réseaux sociaux yi lan moo tax nit ñi bëgg am benn escalier rek Françoise Hélène Gaye la ñuy utiliser comme escalier pour yegg fi ñuy yegg te pour loolu dañ koy saaga dañ koy tilimal nañu rafetal ñoo bokk Sénégal
ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yow xam nga ne dara du sax ma bala. mënuñu ma tilimal man dama xam naa set lépp ñun dama xam set nañu mënu lépp leen ma tilimal. tu vois mais nañu bokk Sénégal ñu bokk ndey bokk baay xam ne ñun ak yow ñun ñëpp benn lañ yow Assane Diouf Dior man vraiment sama souhait xaw ma lan moo tax damay julli pour ñoon bokk ndey ak baay tu vois mais je comprends pas ban seytaane moo dugg seen diggante je comprends rien du tout. Ok. parce que yow Assane, musuma wax lu dégg bon nga. ci Dior Dior musuma wax lu bon ci yow mais lan moo mais yow est-ce que mës nga ma dégg ma wax lu bon mës nga ma dégg ma wax lu bon. Dior sama rakk la yow sama mag nga dama bëgg ngeen nekk ci jàmm seytaane nañu génn seen diggante ngir yàlla ak yonente bi François ñëpp xam nañ ne li Assane bu mu amee problème yow yaa def ay live yow yaa créé ay WhatsApp ku mu neex ku mu naqari. bu nit dajalelee Assane xaalis tey sama bopp bii la jógee sama cerveau bii la jógee yaa ngi dégg dama laajte dama woote fundraising am ñu profito bloqué fundraising u Paris pour am fa tour man su ma doon ko iñaan jamono yooyu dumay ne nañu centraliser lépp te ba may laajteel Assane ba may non déglul danga ma laaj ma wax ko mu leer ba may wax ay fan la xaalis bi toll fekk moom kay récupérer xaalis bi fii moo ma laaj man ma def intermédiaire bi man toog naa fi di def ay 7 heures de temps di live woowuma yaayu Assane woowuma kenn di wuta def xaritoo pour suba nit ñi naan ma jërëjëf wutuma jërëjëf sax wutuma ko ci dama ko def te yàlla tax wutuma ci sax jërëjëf woowuma benn frère Assane pour loolu frère Assane moo ma woo pour am ci ay information sœuru Assane moo ma woo pour am ay information ci Assane woowuma kenn pour def man ñuuxu nit xamuma ñuuxu nit yow Ousmane dafa ñëw naturellement la ma amoon pour Assane te mooy li ma jàpp ba léegi sama frère la mësuma am xalaat bu ñaaw ci Assane wala am ma xememuma sax Assane dama ne xemem yooyu ñuy wax ne ay daf koo nopp moo tax bu ciy sonn daf koo nopp moo tax déedéet non kenn allumé wul feu bi ci biir kër gi lañ ko allumé du jàmbur ka allumé feu bi ci biir kër gi la nekk waaye nag nee naa leen xoolal dama dem ba sama jëkkër ne ma Assane took over your life dégg ngeen wax boobu ci anglais sama jëkkër daf ma ne Assane dafa jël sa vie ma ni ko baal ma émergence la su ma ci paree ma dellusiwaat normal ba tey ji maa ngi ci loolu parce que non seulement defe na te léegi dama leen di wax tey laa ci gëj a wax xoolal Ousmane gis nga man nitu kese la man soxla benn xale bu ndaw mun na ma tax a yendu benn place man mala mun na ma tax a dox bëccëg toute une journée waaye bu ñu yeggee foo xam ni confiance ba ma gis ñu rob sama confiance man xuloo ma ci kenn dañoo créer ne dañoo am histoire rek man dañoo créer nit moo toog créer de toutes pièces que man dama ko bloqué te Facebook te moom moo dem bloqué ma Facebook nit moo dem bloqué ma Facebook ne man maa ko bloqué Facebook te bloqué naa ko WhatsApp te ba ma ko waxee lendemain ba ma yónnee ko message am gis nga li nga may ñaan nii Ousmane dama koy wax te damay avancé xoolal li nga may ñaan nii moom la ma waaju nu mu tudd Omar Ndiaye nekk Paris bi lay def ma woo di ma ñaan li nga ñaan nii ñu ne ko kooku dañ koy génne ci groupe parce que mu ngi wax ak man te daf koy manipuler te kooku daf ma woo naan ma benn ngeen ànd leen liggéey wóor na yàlla mun nga ma Ousmane lii day indi wax kii rek xoolal Ousmane lii day indi dama la yox cër mag yow bàyyi ñu waxtaan ko ci suuf parce que xam nga ñu ngi yàq émission bi te tey dañoo bëgg a dugal ñoo xam ne dañoo nekk ay victimes amul problème anyway man dama lay woo su ma paree live léegi woo la mais yow loo ma ñaan ma may la ko dégg nga kenn dootuma dégg man kenn dootuma dégg mais amul benn problème donc one love my sister one love and forever ok take care gis nga mbokk yi wax bi dama bëgg ñu avancer ko waaw Ousmane est positif mais dama la bëgg a wax ni Patrice yow ku baax nga te nag may invité autorité yi ñu xam ne waruñu jaxase sénégalais yi waruñu jël sénégalais yi mettre leen les uns sur les autres merci beaucoup ma sœur Maguette xamul nu mu demee mais grawul loolu nañ ko wax hors antenne te ñu wax ci erreur médicale yi tax ba tey ma décidé woon ni tey dañuy toog di leen wax ni que
cey asalaamaaleykum asalaamaaleykum tey danga nawut a sedd. maaleykum salaam Françoise. waaw mami na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm mami. waaw man la mami ça va alhamdulilah. alhamdulilah. François man li ma lay wax mooy ku baax mënta ñàkk noonu. dëgg la. ku baax ku ne. mënta ñàkk noonu. dëgg la. ndax ba muy métti yow la woon. kenn deful woon benn effort yow yaa toog ñëpp xam la. ñëpp di la woo. ñëpp bëgg wax ak yow. kon boog bu ñu demee ba heure bi ay coow am nel tekk ndax tekk moo gën yuréet. François man xamul lu tax nga neex ma. dangaa teey xam li ngay def. ba te ba nga commencé laaj yàgg na kenn du la bu la kenn dugal ci ñàkk fayda bu la kenn dugal ci coow ndax coow baaxul gis nga nit mën nañ la song di xeexal yow di la sot mais yàlla dëgg rek lay àtte. yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom sax loolu rek laay ñaan yàlla. mu ngi noonu nag te yow nitu dëgg nga. yàlla na ma yàlla àtteeg ñoom xanaa xamoon ne tooñ du gàllaaj te nit mënoo di tooñ yàlla di la faral yàlla mën na la faral nag au début de waaye buy métti yow di nga ree yow. kon boog man su ma sañoon ay wax yu sew yi bu ci sax débat bu ci dugg continuer. damay continuer kay. François yow ñëpp wala kan moo la fa xamul ñëpp xam nañ la. te yow nekkoo fa di wax ay kasaw li ngay wax nit ñi ñu ngi koy déglu. aw ma sax jot boobu. parce que bien yaa ngi wax dëgg yaa ngi gindi nit ñi ci dëkk bi li ñu bëgg yaa ngi ciy fekk si. te bien vrai que yow yaa ubbi ay penc dugal si ay nit te bu la neexoon doo ko def parce que yaa jël sa temps ubbi say portable am xel boobu noonu kan moo amoon xel ubbi ay penc pour boole gars yi si website yeeg. wallaay la Azim mami yow mi nekk ci penc yi. mun nga xam ni que damay ubbi penc jox ko ay nit. génn ci moo tax ma ne la damay ubbi ay penc dox ko ba mu dox ma génn parce que bari bu bokk naa si. man je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. dama ne wutuma contrôler kenn man nit ñi dañuy def seen penc ma bàyyi leen fa bàyyi parce que ay sénégalais lañu comme man li ma bëgg la ñu bëgg pour lan may toog naan leen waaw dafay leen ni doxee leen ni non ñoom nañu xool nañu doxale parce que mag ñoom a yem ci Sénégal looloo tax da ngeen di nekk ci groupe ngeen gis ma génn dem avancer bàyyi leen a groupe bi parce que xam naa ni sénégalais ngeen ni man bëgg ngeen Sénégal te bëgg ngeen que Sénégal avancé donc amuma pour di leen superviser di leen nekk seen chef déedéet. waaw moo tax nag comme que yow lu baax moo la si taxoon jóg François yow li baax li ngay def continuer ko parce que nee nañu yàlla gëmmul nelaw mu ngi seetaan parce que ñun ñëpp suñu objectif mooy suñu gouvernement changé wala mu jóge fi moom moo ñu tax a jóg moo ñu ñor waaye ay teesante ay yu ñàkk fayda taxu ñoo jóge ay sotalaate. wallaay loolu nag moo fi war a jeex parce que gis nga nit ñi bu xol yi àndul dara du ànd. bu xol yi àndul lépp lu ñu sumb duñ ko daan parce que ay seytaane ay féeg buñ fi nekkee di wax naka su dul noonu dara du dem. dara mënta dem ci ay naafek ak ay seytaane. waaw yow nag li la tax a jóg mooy dëgg ak liy defar suñu réew lu ñun ñëpp moo ñu tax a jóg. kon boog yow continuer sa combat te yàlla dina la ci may ndam. incha waaw allah lii l'essentiel mooy ñun ñi nga xam ne lii sax Sénégal moo ñu tax a jóg injuste bi jóg Sénégal ak li xew ba ci dem mondial jóg suñu Sénégal jóg ci suñu hôpital yi bañ faa amati. loolu moo ñu tax a jóg wala. dëgg la wala nekk fii di ay téesante di wax ay n'importe quoi moo ñu tax a jóg loolu tax ñëw jóg ku la naa tàggat éponger ko teg ko de côté. dëgg la François ku la naa tàggat si ay taw éponger ko laa leen nga teg ko de côté continuer sa combat. loolu lay def merci beaucoup. waaw mu ngi noonu nag am na yéen yoo xam ne jarul débat. ndax barki di mondial la ñu ñàkk si benn xale bu ndaw rey ko si hôpital yi si naka su dul noonu. dëgg la avec ça ñu naan c'est ça le Sénégal émergent c'est lii mooy Sénégal émergent suñu médecin yoo xam ne compétable luñu di def di n'importe quoi ay xale yu ndaw di ñëw di feebar mag ñu ñëw di feebar ñuy nekk foofu puudaroo ko éma yoo ko tuur la ñu nekkee si biir hôpital yëpp dajee mbootaay. bi lay ndeysaan dëgg la. ñu war a doxal Sénégal ñuy def yu ñàkk fayda yi nañ leen mobiliser wu en masse jël suñu carte dem bu élection jotee ñu dem voté ji moo gën ñuy indi ay yu ñàkk fayda yooyu. dëgg la ngeen baal ma nag ci wax. merci beaucoup dëgg nga wax. ñu ngi sa ginnaaw nag yal na la yàlla fay. merci beaucoup ma sœur merci. voilà donc mami OMS mun nga woote bu dee ragaloo ñu génnee la Paris boo ragalul ñu génnee la Paris mën nga woote parce que defoo lenn loolu woo ma ne ma. nekk leen benn juboo leen ñu jël sa tur di ko wërale penc ay groupe naan da nga Hélène moo ko manipuler dafa wax ak Hélène nee na dafay tiitoo di wax nag Hélène 1 heure de temps man dama doon wax ak Hélène toute une après-midi non amu fa musuma wax ak kenn après-midi loolu ay dul la
comme yeneen ak yeneen yaa ngi dégg fen yi bëri na toog benn par benn su ma ko wax tey guddi fa ñu fekk ñu 7474862. ok allô bonsoir. Bonsoir, Tati, comment vous allez? Ça va, ma puce, lu bees? Ça va bien. Woote woon naa un jour. Si, xamee naa la da ngay nuyu sama nièce Corinne. Voilà, voilà. Moi, je t'appelle juste pour te réconforter parce que je te vois très triste là. Et voilà, j'aime pas te voir comme ça. Amul problème. Amul problème. Donc, je voulais juste te dire que Tata, la meilleure réponse d'une ou bien d'un imbécile, c'est le silence. Tout à fait. Tout à fait. Et nit moom comme on dit chaque jour baatu gannaaw. comme li doon wax comme li sëñ Abdou Lahad Mbacké doon wax. nit bu ñuy wax ci yow. nga dem ba waxatuñ ci yow war ngaa xoolaat sa bopp. donc Tata yow bu ñuy wax ci yow. ça doit te rendre rassurante. dëgg la da nga war a rassuré bu ñuy wax ci yow. dëgg la dëgg la parce que nit ku narul dem kenn du wax ci yow. dëgg la si wax ji bu bëree ci yow rek bu gënee bëri ci yow rek xamal ne yaa ngi en fait yaa ngi gaañ en fait. dëgg la partager leen te tubaab bi luñ ñu rawee woon suñu maam luñ ñu diviser woon suñu maam yi maanaam dañ doon ñëw pour diviser pour régner. loolu lañ doon gën a def dans fait au niveau de l'Afrique. dañuy ñëw fekk Albouri Lat Joor maanaam li marabu yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon biir Sénégal. ñu diviser leen pour régner pour mën a en fait pour gën a mën a propulser leur intérêt. dëgg la c'est vrai. donc Tata man li may wax comme chaque jour. en fait y a des têtes yu nga xam ne yàlla dafa bind te yemalewuñu. te yemalewul. te yow li nekk ci sa bopp peut-être nekkul ci bopp keneen yow li nga peut-être sa intelligence fu mu toll. ñeneen ñi seen intelligence tollul foofu noonu. te en fait niveau yi aussi yamuñu. te même si live yi dafay reflété wu. dëgg la. qu'on se dise la vérité. nit ki boo nee boo gisee nen da nga naan nen mu ngi nii. dëgg la. tey Assane Diouf. Unknown caller. ampleur bu mu am ba ñëpp xam ko. c'est bu dee 90 pour bu dee 100%. je peux dire 80% yow yaa tax. bu dee joor tamit. bokku leen en fait bokku leen aussi man pour ma part je préfère t'écouter que écouter Dior. C'est en fait c'est avis personnel là. C'est moi. J'ose le dire. Parce que moi je me reconnais à travers tes mots, à travers tes directives, à travers ta pensée. Je m'y reconnais et je l'assume très clairement. Tout à fait. Beaucoup leen Dior dafa am public boo nga xam ne ils sont aptes à l'écouter. Yow dafa am public bu nga xam ne ils sont aptes à l'écouter. À t'écouter du moins. Donc yéen ñëpp yéen a bokk liggéey bi. ku si nekk rek na am je peux dire ku si nekk rek am nga public bu nga xam ne public bu nga xam ne il est là pour toi pour t'écouter. dëgg la. donc man foofu laa bëgg a waxee. te tamit histoire mënul ñàkk si ñuy ànd. mais c'est juste que Tata man je préfère. ngeen waxtaan rek après. su waxtaan amee rek ñàkk wax en fait comme on dit ñàkk kiiwul amul ñàkk waxtaan moo am comme ni ñu koy waxee ci olof. man vraiment su ma sañoo yéen ñëpp ngeen nekk benn. bañ division bañ a am. ma fille sa wax yéen ñëpp ngeen nekk benn. division bañ a am. dëgg la merci beaucoup. parce que nguur bi tamit du moom en fait. Macky a gagné. Macky gagné na. Je l'accepte. Exactement. Macky Sall vous avez gagné. Waa APR vous avez gagné. Je l'accepte. Parce que à l'impossible nul n'est tenu. À l'impossible nul n'est tenu. man dama leen di wax ni def naa li ma mën fi ma toll nii ay give up xam nga luy give up du ma fi nekk di naaw di wuta naaw wala di wuta def yëfu jinne nit dong laa te du ma fi Sénégal du man rek maa ko moom Sénégal du man rek maa ci am responsabilité nit ñi dañoo bëgg ku ci nekk jiitu na ñëpp a jiitu man dama ci pare bind naa sama mur baalu ak ne je tourne la page pare naa ci léegi li may def mooy di def loo xam ne day njëriñ Sénégalais yi mooy tey ma dugal ñi nga xam ne dañoo am ay erreur médicale ñu dund ko mu nekk loo xam ne dafa leen topp ci seen àddina ñooñu laa bëgg a dugal tey
si ma puce. Voilà. li nga wax noonu. Tata, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Vraiment, man content na. Sénégal moom du neex a defar. Man je fais un appel à tous les jeunes. Vraiment ñu lay déglu parce que ñeneen nag lañ ci mën a jëlee donc nag àdduna bi moom comme li ñuy wax chaque jour le chien aboie la caverne passe. Effectivement voilà Tata, je t'embrasse fort et voilà courage merci. amul benn problème merci beaucoup. Donc c'est une très jeune sénégalaise mais vraiment très pertinente sama yaram sax a ngi daw parce que li mu wax am na solo allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Françoise. tur bi nan la. en fait maa ngi nuyu waa penc mi man la Mamadou Camara en fait j'appelle de France. tur bi naka la. Mamadou Camara en fait. Mamadou. Camara. Camara. Argentina. Okay. +54 911 2726 398. parce que sànq dama dégg benn mbokk bu dugg laa bu tudd Ousmane ak ku jigéen ki génn léegi laa. juste après bon juste avant moi pardon. bon man dégg naa seen message yi ñu annoncé. dégg nga message ay message yoo xamante ni. comment. da nga dégg ay message waaw ñoom message yi ñu wax quoi message yi ñu lancé. waaw mu loolu ay en fait. dafa am caractère message de soutien. waaw message de soutien effectivement ok. waaw léegi man dama ne en fait message de soutien pour man Sénégal moo ko mën a yeeyoon parce que muy yow muy Assane. muy Dior ak ñi ci def ñëpp parce que je connais pas tout le monde. mais man en fait li may seetaan sa live moom pour ñu seetaan live yi ci def nga dem ci def sax ma seetaan seen live presque parce que gisuma seen page ci Facebook moo tax. bon en même temps j'ai pas fait l'effort non plus. tout à fait mais li ma bëggoon wax li ma xam rek. li ma xam moom mooy ni. combat la pour que la population sénégalaise puisse jouir de sa liberté. dëgg la. donc partagez leen vidéo bi donc live baa ngi doog a commencé. voilà donc problème. waaw léegi problème bi du Assane Diouf du Françoise Hélène Gueye du Dior du Massamba du Mademba problème bi lan la moom mooy ñooñu di wax naan da nga war a waxtaan ak Dior non da nga war a waxtaan ak Dior waxtaan ak sénégalais yi. merci pour que ngeen am relais au Sénégal pour ngeen am relais partout au Sénégal pour ngeen def benn genre du ma ne colonisation mais il faut avoir des relais au Sénégal parce que combat bi ñu di mëne combat bi ñuy mëne. mënul am impact ci population sénégalaise bi tant que am ay points de relais amul au Sénégal xam nga franchement bëggoon naa waxtaan ba pare te sax duma tudd turam mais xam nga Souleymane Jules Diop looloo ko mujjee may doole Sénégal dafa mujj dem ba am dafa mujj am benn kii nu mu tuddati dafa am ay auditeurs Sénégal. Jean-Pierre Mémo dafa am léegi dafa dem ba mujj gi moom il était plus écouté au Sénégal que même au niveau de la diaspora sénégalaise en fait. Voilà c'est-à-dire que yéen pour l'instant réflexion bi foofu la war a basé wu. rek ngeen di def ba am ay relais au Sénégal. muy Dakar toutes les grandes du Sénégal. loolu mon frère message bi jàll. pour ñu gàttal waaw. pour ñu gàttal ci liggéey boobu laa nekkoon avant que. tous ces problèmes là entrent en jeu. te maa ngi ciy continuer ak ñeneen volontaire parce que Sénégal rek lañ fi nekkal man Sénégal rek laa fi nekkal donc avec ku mu munti doon amul kenn kuy tere liggéey boobu continuer man su ma ci nekkul sax liggéey boobu dina continuer te ñu ngi koy def actuellement avec les outils qu'on a on est en train de faire ce travail là pour que mu am benn interconnexion entre les Sénégalais looloo taxoon ma créer WhatsApp yi looloo tax ba su ma créer WhatsApp dama leen di bàyyi ñoom ñu gérer ko ma dem je passe à autre chose amul benn groupe boo xam ne dinañ ma dégg matin dégg ma soir dégg ma bala ñu def ma présidente parce que safuma jiital ay nit safaluma jiitalee safuma parce que dama indépendante ni ma amee liberté noonu laa bëggee ku nekk am sa liberté donc loolu sëñ bi bu dee yow bëgg nga ko rapproche-toi de nous on continue ce travail. On est avec des gens comme Mody Gueye-Ba, on est avec des gens comme Omse Ndiaye, on est avec des gens comme Kiné, on est avec des gens comme Aïcha Kandé, que je salue au passage. On est avec des gens comme Chakour, des gens qui sont intéressés que par le Sénégal, intérêt Sénégal rek moo ñu tax a taw te loolu sëñ bi
kenn du wax ba tax ma génn ci loolu xëy na modèle yi mode yi ma doon fonctionner lay changé mais parce que man bëgguma lenn loo xam ne daf may perdre le temps ñenn ñi dañuy considérer que li may toog fii ñenn ñi dañuy considérer que perte temps la mais demeewul noonu perte temps bu utile la pour man ok perte temps bu utile la parce que sama dëkk laay liggéeyal mais quand bu ma toogee gis ni kii mënuma def ak moom damay move on damay avancer léegi dama bëggoon ñu dellu ci thème jour bi dama lay proposer léegi pour clore nga dugg ci thème négligence médicale yi nga xam ni moom la ñu teg tey ñu jëloon keroog avant-hier yaayu xale boobu faatu à cause des négligences médicales ma ne woon tey damay jox la parole je vais donner la parole aux victimes parce que vous savez que c'est pas la seule victime moom la victime bu mujjee moom mooy victime bu mujjee peut-être que sax après moom am na ñeneen ñu dee te waxuñu ñu on n'a pas médiatisé ça parce que en général au Sénégal dañuy sutura dañuy nëppal bañ affaire yi feeñ léegi dama bëggoon pour que ñu tourner cette page et qu'on avance yow nga dugg ci thème boobu nga wax ñu quelle est ton opinion ta contribution sur ce thème mais thème boobu soxna Françoise mais thème boobu soxna Françoise man mii di wax ak yow nii rek mën naa ci def ay cas yoo xamante ni ci des femmes yoo xamante ni elles sont perdues la vie pendant qu'elles étaient en salle d'accouchement loolu bari na fa xam nga affaire bi moom j'ai bien compris le thème mais c'est-à-dire que Sénégal li ñu war a def moom mooy def benn genre révolution mooy c'est-à-dire que sensibiliser population yi ba nga xam ne combat il faut que population yi taxawaay boo xamante ni taxawaay bi fës lay doon il faut que les Sénégalais cette émancipation ñu jaar foo xamante ne si dina leen may ñu oser def ay pas de nuit debout parce que gars yi suñu gars yi dañu leen tëddi mais population yi def manifestation toujours dans le cadre du pacifique des manifestations pacifiques dañu taxaw génn wax sans bañ di yàq wala ñuy toj wala ñuy lakk tout ça mais population il faut que population bi génn ci mbedd mi wax ak nguur gi wane seen mécontentement il faut que population bi oser franchir palier boobu même la population sénégalaise mënul nangul def ba léegi pourtant Tunisie loolu moo leen ci génn Maroc loolu moo leen ci génn ak yeneen pays loolu moo leen ci génn partagez leen vidéo bi partagez leen vidéo bi waaw il faut que sénégalais yi ak foofu il faut que sénégalais yi bàyyi na fii xam nga tout à l'heure maa ngi def aussi ay waxu religion gis nga république on parle de la république religion bi c'est strictement privé yaa ngi dégg li ku nekk libre nga gëm ci la neex nga topp ci la neex mais Sénégal est au-dessus de tout ça yaa ngi dégg ay questions spirituelles kooku c'est strictement privé sénégalais ci war a seen bal bopp ñu war a oser génn manifester changer les choses merci yaa ngi dégg merci waaw ñu jël religion yi teg ko wala def suñu biir kër suñu biir nekk foofu la war a yem effectivement yaa ngi dégg léegi population yi ñu war a génn manifester dëgg la dañu war a génn manifester àdduna yëpp gis leen ak ñëpp dégg leen mu am benn impact bu mu def merci waaw merci te aussi bu boobaa aussi dina dissuader ay crimes yu bari wala ñu woowee seen bopp ay crimes donc di am benn message boo xamante ni si dafay influencer population yi ba bu élection amee ñuy sànni arbitrairement carte ay gens yoo xamante ni si ils sont incompétents tout à fait voilà tout à fait il faut population yi wane ni seen émancipation génn manifester tout à fait voilà comme d'autres pays l'ont fait Tunisie loolu mooy ci génne ak yeneen pays dans le monde loolu la génne tout à fait mais toog foofu rek naan man kii laa gën sama sëriñ bi lii nii non il faut ñu dépasser foofu parce que sëriñ Sénégal dañu fay loyer dañu fay courant dañu fay ndox dañu fay impôt dañu bëggee voyager dañuy voyager merci beaucoup merci contribution bi am na solo voilà donc maa ngi lay remercier bu baax et puis di la ne you welcome anytime saa ñu def live nga ñëw joxe sa participation muy contribution au travail bi ñuy def nii pour la démocratie sénégalaise et les libertés individuelles merci beaucoup ñoo ko bokk waaw merci beaucoup voilà mbokk yi di wax ni que ñu ngi delluwaat donc damay dugal benn témoignage beneen femme boo xam ni am na beaucoup de cas yoo xam ni on me les a signalés am na si koo xam ni bëgguma ko woon sax déglu tellement dama déglu audio sama xol jeex asalaamaaleykum maaleykum salaam. Sister, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Tu es la bienvenue. Ñu ngi ci donc ñu ngi ci kii bi ñu ngi ci live bi di waxtaane donc normalement tey thème bi c'est
les erreurs médicales ci erreur médicale négligence médicale yi ñu war a dugal tey ay témoins yu bëri des gens qui ont été victimes di leen wax mbokk yi di leen partager vidéo yi waxtaan bi mën a tasaare gars yi mën ci jot xam nga Hélène déjà maa ngi lay nuyuwaat nuyu ñu nekk ci forum bi yëpp maa lay fay voilà xam ne ne ñun ñëpp ay sénégalais yoo xam te ne on est tous mobilisés pour la même cause voilà Sénégal moo ñu yitteel moo la yitteel tey bu ñu amee audace woote ci sa live c'est parce que li ngay wax daf ñoo ñor dëgg la ma sœur voilà te ñun suñu problème ñun sénégalais yi mooy bëggante wuñu xam nga bëgguñu suñu bopp donc ci ñu ci gën a bëri nag pas tout le monde donc loolu moo ñu sonal hôpital boo demee balaa ñuy xalaat yow sa ni ñu koy waxatee jox gëddu sa côté humain xaalis dañ lay laaj ba pare malheureusement da ngay nekk fii Europe balaa ñu lay faj balaa ñu lay laaj xaalis dañ lay faj ba pare dëgg la mu lay won ne tubaab naka la joxee nit gëddëm ak yelleefam dëgg la ñun bés bu nekk ñu ngi ñaan yàlla te bu desee lu dul faj suñu moromu nawle nit ak bakke nu mu fooree dañ koy laaj xaalis ba pare billaay ndeysaan nga ñëw hôpital di faju am sa feebar bu garaaw amoo xaalis ministre ba am feebar boo xam te ne peut-être sëkkat kese la moom la ñuy njëkk a accueillir parce que ministre la dëgg la parce que dafay fay kon ñun ñoo bëggul suñu bopp ñun nit ki nag boo bëggulee sa bopp kenn du la ko bëggale dëgg la fu ñu dem ñun ñooy xeex suñu bopp ñooy noon loo suñu bopp bu ñu jógee pour xeex suñu dëkk au lieu ñu jiital suñu dëkk ni François Hélène suñuy intérêt personnel la ñuy jiital dëgg la bu ñu xoolee suñu nawle mu ñëw taxaw sonn au lieu ñu dimbale ko ñun suñu intérêt personnel la ñuy xool dëgg la loolu suñu problème en fait moo tax bu ñu buggee yegg fenn day métti Hélène tey pare ngi riir ku nekk di jóg wala bu jóg ne damay def association loo leen di association bu dee na ngeen bëgg seen dëkk ka njëkk a ubbi association lu tax doo leen ca topp boole yéen ñëpp li ngeen am mu doon benn ngeen yónnee ko loo leen di association ba di ci xulloo di ci wut noon ka nga xamante ne moo leen xàllaloon yoon bi sax ngeen koy xeex tey bëggante leen sénégalais yi pour l'amour de Dieu bëggante leen boo leen xëcc jël seen sijaada di ñaan yàlla boobu balaa mu leen di nangul ba pare yàlla li ngeen di dundee seen morom seen nawle loolu la leen di jugé dëgg la booy jël serment ne da ngay nekk médecin fii tubaab yi balaa dañ lay laaj d'abord da nga naan yow amuru liggéey bi nga am ba pare c'est-à-dire nit ki ngay faj ba pare doo ngay fayeeku loolu nga waat ko nga ne yow médecin nga xale ñëw feebar tey au lieu nga chuchoter ko normalement malade nu mu munti nekkee muy femme enceinte kuy accoucher nu mu munti doon da nga ko war a chuchoter Europe fii boo feebaree dem hôpital même boo ñàkkee xaalis madame lañ lay woowee wala monsieur tellement que dañu respecté yelleefu nit nga xam ne tubaab boobu noonu saa bu ñu toogee ñu naan ñun ñooy dem àjjana parce que ñun ñooy ñaan mais tubaab boobu li muy liggéeyal yàlla moo gën ñun li ñuy liggéeyal yàlla nañoo xam te dëgg nañu soppi xol yi dëgg la wax nga dëgg de ma sœur bëggante hôpital yi nañu bëggante ji nga tey jii bu ñu fi bëggee xeex Macky Sall tant que bëggante wuñu Macky Sall du fi jóge wallaay la azim wax ko dëgg waxaat yéen ñi xeex Hélène yëpp ñëw leen ngeen boole yéen ñëpp a bokk Sénégal bu dee Sénégal moo leen yëkkati yéen ñëpp ñëw leen ngeen bàyyi li ngeen def ñu xeex ko benn xeex amul benn intérêt yi nga fëgg jaay yi ngeen di dajale ne ngeen maye ji Sénégal du fëgg jaay yooyu ñooy defar avenir am Sénégal ay idéologie mooy defar avenir am ayons un esprit critique sous-développement dafa dem ba ci xel sous-développement dafa nekk ci suñu bopp yi Françoise dafa jóg jàppale benn nit ku am problème yow kooku da nga bëgg a sës rëkk ci moom la tax nga yaakaar ni que boo footballul Françoise mu dem sur la touche yow doo fa am place te la yow nga mën lu Françoise mën leneen loo xam ne yow mënoo ko mais nee nga tant que Françoise mu fa nekk nga xam ne doo am place
il faut que nga génne ko ci il faut nga tilimal ko il faut nga yëg ci kawam doog a jàll non yàlla bu ma jàll boobu nag jàll boobu sax da dul yomb ci moom yàlla bu ma réussiré noonu man yàlla bu ma am dara bu fekkee ni ci kaw nit lay tox doo ko jot façon fen bu nekk fenal nañ ma ko ci réseaux sociaux yi ndax lii ma dugg nii te dama ko doon def te yàlla tax lu ne daj naa ko ci amatuma jàmm bés boobu premier jour ba tey jii amatuma jàmm waaye maa ngi ñaan yàlla rek sama yàlla mi nga xam ne xol lay xool mu àtte ma ak nit ñi ak ci xol li nekk sama xol ak yéene bi tax ma toog fii di fi def ay 4 heures 3 heures de temps 7 ba 4 heures ba live bi coupé ma recommencé defaat yeneen 3 heures de temps te ma doon ko def xalaatuma ci am dara yaakaaruma ci dara loolu na def te yàlla tax yàlla na ma yàlla àtteeg nit ñi non mais instant bi ñun lu ñu yàq mooy on n'a pas un esprit critique on a un esprit de critique c'est-à-dire de critiquer les gens donc pour man il est temps qu'on se fasse des autocritiques yéen ñi toog di critiquer François Hélène ku ci nekk même bu dee man personnellement que je me fasse un autocritique xam nga defaraat toogin nii nañ defar seen toogin au lieu ngeen di toog fii naan ku nekk def point moom association gumba tëx ndax yooyu la ñu war a bàyyi nañ def benn association ñëpp boole liggéey mu doon benn lan mooy ndeyu association même ñey woote association sax bëggante wuñu ndax ku ci nekk mu ngi ci association moom buñ ci bëggante woon benn la ñuy def loolu doon benn may wane ne erreur médicale yi am yëpp ñun dañ niñ koy waxatee hôpital yi médecins yi ci boppam ñoo amul seen amour du travail nit yi dafa am la nga xam te ne idéologie boo xam te ne moo nekk ci seen mentalité dañ ko war a génnee même fii booy defar kër da ngay nekk femme enceinte di def kër ak africain au lieu ñu wacc la nga dem ca kanam ne dañuy njëkkanteex yow mi nekk jigéen man daal na ma bi ma nekkee en état ba tubaab moo ñëw jël ma ci kanam plein hiver ne ma non ñëw ne ma c'est pas normal ngay rang buñ la naree ranloo fii ma naawoo police parce que c'est pas normal xoolal africain yi góor yu ne cullul ñu ngi woon ci kanam kenn du la bàyyi di xëccanteex man ca rang ba pour te dire que ñun ñoo bëggul suñu bopp hôpitaux yi ni ñuy def nii seen comportement yëpp ñun bokk suñuy coutume de mais ñun ñoo dem ba bon suñu bonu bopp donc ñëpp a war a soppi c'est pas que Macky Sall ñun ñëpp hôpitaux yi médecins yi dañu war a soppi seen jikko defaraat seen jikko xam ne liggéey ni ñu koy waxatee médecin lañu dañu war a am amour du travail et cet amour là doit se manifester partout nit ki looy def ci àdduna na nga jiital d'abord amour bi nga am sa liggéey ci nga koy mën a defee def bu baax mu ànd ak barke billaay ndeysaan dëgg nga wax de instant bi moom François Hélène man lu may wax daal mooy ñëpp ñi nga xamante ne ñii dañu am discorde yal na leen yàlla defaat ñu ñëw ànd ak ñun ñu xeex bi xam nga ñu ndax objectif bi yëpp je pense j'espère que c'est pareil on était sur la bonne voie on était presque mais man moom amul lenn lu ma jiital ci àddina nañu ñëw ànd dara jiitaluma ci àddina dara jaaxaluma ci àddina voilà lu ne laa gis lu ne laa man dama sama xol moo toj depuis non kenn mënu ma yàqal mais instant bi xam nga am nañu ànd ak yow rek sant yàlla non nit ñi bëri sax ñu bëri sax daf ma fa bett instant bi on va avancer pour le Sénégal voilà ñi nga xam te Mumbai moo leen tax a jóg nag Mumbai parce que Mumbai laa koy waxee parce que vu la façon même de s'exprimer leur expression leur façon de s'exprimer ñooñu Mumbai leen tax a jóg. En tout cas merci beaucoup. ñun nag Mumbai tax ñu jóg. On va continuer le travail. On est là pour se battre voilà et on va se battre jusqu'au bout. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà. Merci, donc j'espère que le bon Dieu, tous les prophètes vont nous accompagner sur ce beau combat. Inch'Allah. Voilà. Ñu soppi jikko yi avancer ndoo voilà le Sénégal en avant. Merci. Bisous François Hélène. Bisous ma sœur. Bisous Yaay Fall kontaan naa jërëjëf. dëgg rek mooy mujj bi yow dañuy dox ci dëgg. bonne soirée. di dugal donc di fàttali thème bi nga xam ne moo tax ñu ñëw di insister pour que thème boobu ñu kii ci ñu resté ci parce que dafa am solo. Madame Ba WhatsApp maa ngi ñëw woo Kepson su ma jëlee madame Ba après ma woo Kepson. Cheikh Sidia Diop bëgg naa nga dugg aussi ci thème bi am na solo yow. leader politique nga leader de la société civile nga il faut que nga wax. madame Ba sama grande sœur. waaw salaamaaleykum Françoise maa ngi leen di nuyu waay. maa ngi lay fay bu baax madame Ba mbaa yaa ngi ci jàmm. non maa ngi ci jàmm sant yàlla rek. kontaan naa su ma la déggee rek gën a jàpp. da ngay kontaan waaw. waaw
waaw parce que Françoise balaa may wax les hôpitaux là damay wax ci yéen parce que yéen ñëpp li ngeen di def dafa baax. dëgg la dëgg la. yéen ñëpp muy yow muy Joor muy Assane muy kum mën a doon muy Maar. yéen ñëpp benn point bien déterminé ngeen am mooy xeex li Macky Sall nekkee. dëgg la dëgg la. donc bul waxati mukk ni Macky Sall il a gagné il peut pas gagner. il peut pas gagner nous on est 14 millions. man de. moom dafa ndaw ñoom dañoo ndaw trop pour ay gagner bul tuddati loolu sa gémmiñ mukk ci këru àddina jamais. man xam naa li may wax. parce que dafa fekkante ne bokku leen état yi ngeen nekk bokku leen dëkk yi ngeen nekk xamantewu leen ñu róowu leen jikko loolu rek mooy problème bi. mais su ngeen bokkoon fi ngeen nekk wala ngeen xamante du demee nii ñàkk bokk endroit mais bu jant sowee yéen ñëpp yéen a bokk li ngeen di xeex. dëgg la madame Ba dëgg la. baaraam yi ni mu wuutee la nit ñi wuutee yow sax neex na baax na. xeexu Joor baax na xeexu Assane baax na. bu Maar américain baax na kii takk masque bi bosam baax na man ñëpp laay seetaan. kooku tam ku ma ci ay rek dinaa la seetaan. solo defe naa mu ngi tudd Modou Galsen yàlla na ko yàlla. waaw may courage mu continuer. ci waaw donc servir le yéen Sénégal. li ngeen di def nii askanu Sénégal ngeen koy defal am na ñoo xam ne Sénégal tey seen life yëpp la ñuy déglu parce que xeex bi ñoom ngeen koy xeexal. askanu Sénégal ngeen di taxaw. dëgg la madame Ba dëgg la. donc mais dafa am ay live ay nit yoo xam ne dañuy dugg jël seen parole di jaxase tamit en notre voix ñëpp di ko dégg ñooñu tamit duñu fay ay dañ koy fay nit ki su problème amee da ngay ñëw sotti ci ndox mu sedd doo fa nekk di expliquer parce que seen diggante yi bu ngeen nekkee kenn bu baax a baax képp ku ci doon dugg di nga ci def. moo tax nit ki da nga war a dañ cee dugg. wax lu rafet ci yéen ñëpp parce que dëgg mooy mujj te li ngeen di def li ngeen koy defal. bu la passé nag loolu da ngeen koy bàyyi tourner la page wax ci problème mu Sénégal yi. soxla nañ leen sénégalais yi dañ leen a soxla lool muy yow muy Joor muy Assane muy ñëpp. à l'impossible nul n'est tenu madame Ba ñëwal ci thème bi. ñëwal ci thème bi loo bëgg a wax ci thème tey bi muy négligence médicale yi ba tey. négligence médicale bi li ma ciy wax mooy maa ngi ñaan askanu Sénégal képp ku amati problème. ci hôpital nga jël numéro téléphone Françoise nga woo ko mu nekk sa témoin nga wax ko à haute voix. nag ban problème nga am ci hôpital bi ak ban heure ak lan moo doon sa problème. sama message bi may njëkk lancé. dëgg la am na solo. deuxième message bi mooy yéen a ngi seen portable mu mën a filmer malade bi day ànd ak mu mën a filmer day enregistré. ngeen te muy filmer vous êtes exactement. Sénégal mën naa wax ni ñëpp a am. téléphone bu muus. mooy li wax smartphone. ku ko amul ki ànd ak yow am na ko bu leen ruus. dëgg la parce que bakkanu doomu aadama dafa foor. dëgg la madame. bakkanu doomu aadama dafa foor doomu aadama comme yow di ko foyee ba nga ñàkk bakkan nit ki dem di daje ñoom médecin yi dafa mel ni foofu la ñu toll di foyee bakkanu doomu aadama yi. that's true c'est vrai loolu mooy am chaque jour. Sénégal sa accueil boo ñëwee dañuy xool mbubb mi nga sol ak dàll yi nga sol. loolu Sénégal la am. comme salon yi nag comme salon de coiffure yi amoon na ban ay année 94 dañuy xool ndax am nga téléphone. téléphone bu cher dañuy xool nag nga solo ban oto nga gaaree c'est la même chose li am ci hôpital yi moo am ci salon de coiffure yi sénégalais nañu bàyyi di xeebaate. boo ñëwee accueil ñu xool la sa ca madame bi tey dinaa la woo ñu xool mbubb bi nga sol oyof ñu wax ni dégguloo olof sax bu baax mooy dee nga négligé nañ la. dee nga c'est la vérité. mais soo ñëwee di kii bi takk benn greffage affaire yi nag di wax ñu accueillir la wax ak yow wax bu neex. c'est vrai dëgg la de. waaw ñun ñëpp ay sénégalais lañu te ñi may dégg xam nañu bu baax li may wax. madame Ba yaa ngi ñuy xas de. xam nañu bu baax a baax ñuy wax. dëgg la. mani nañu jël téléphone yi nañuy filmer. dëgg la nañuy enregistrer. pare nañu jël sa numéro téléphone. parce que yow bu dee say ñàkk yal na la yàlla may gudd fa wér ku lay xeex yal na xaddi muy yow muy Joor muy Assane. muy Maar muy yéen ñëpp dama leen di ñaanal yàlla gudd fa ak wér. wax ji passé du wax dara xolal
cher à point la caravane passe. dëgg la dëgg la. yéen li ngeen di xeex moo ëpp doole wax ju sew ji parce que ceeb bu sew bi ñu tàmm lekk moo ñu jàpp moo tax wax ju sew rek la ñuy wax. ok sister. dégg nga loolu. effectivement. donc les hôpitaux am naa ñuy wax ak askan wi. parce que yéen hôpital am na benn waay ko wax sànq di vidéo yónnee naa la vidéo bi waa ji neex boo feebaree nga dama jënd 3 mètres percal te toog sa kër. dinaa ko teg dinaa teg vidéo boobu di nuyu ki ko defar dinaa ko teg. dinaa ko teg vidéo bi ça m'a beaucoup fait rire mais dëgg ay dëgg kese la madame Ba maa ngi lay remercier bu baax ci intervention bu